télévision Futurs Médias mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo bi benn waxtu moo jot xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci douane bu Sénégal teg loxo lu ëpp 250 kilogramme cocaïne fële ca port autonome bu Ndakaaru mi ngi amee ca boori 2 heures du matin marchandise boobu le bàyyee ko woon ca Brésil doon dem ca diwaanu Angola ci bés bi nga xamante ni tey jilee moom la ñuy xeex lépp lu aaju ci jëfandiku wala bokk sax nag jaay lii di Sénébar coowal pétrole li fii ci réew mi ñu ngi wéy ba léegi di déglu nit ñi ca division des investigations criminelles tey àllarba gile ancien premier ministre Abdoul Mbaye ak El Hadj Hamidou Kassé nekkoon ministre conseiller en communication bu président de la République ñoom ñooy jaar ci kanamu enquête kat yi. Gaya mu nga fële ca bët gànnaaru réew mi foofee lu doy waar moo fa am lu ëpp fanweer ci ay tout tànk ñoom ñoo feebar ndax ndox mi ñuy jëfandikoo bàyyeekoo ci dex bi li ko waral mooy benn château d'eau ba fa nekk ñaari semaine a ngi nii daanaka doxatul. Xibaaru tàggat yaram CAN Égypte 2019 Sénégal ak Algérie di waajal bu baax a baax seenub ndaje ni ki ëllëg lay doon ñaari sélectionneurs yi sax jàkkaarloo nañu ak taskatu xabaar yi dinañ ci dégg ci kanam tuuti Mamadou Ndiaye mooy suñu ndaw la ñu yebal foofee ca Le Caire mbokk yi li taxañ la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi douane bu Sénégal teg loxo lu toll ci 200 ak juróom-ñetti kilogramme cocaïne ca port autonome bu Ndakaaru Môle 1 la ñu defee saisie bu ni mel ci booru 2h30 du matin ñu ngi fekk kon Sénébar bu bëri boobule ci ñeenti woto marque Renault ay oto yu bees tàq sax bokk ci benn lot ñeenti oto ci ñeent képp yi la ñu gis drogue boobule ñu ne nag Sénébar bi mu ngi bàyyeekoo woon fële ca diwaanu Brésil ndax bateau bi ca portu Paranaga la daal di embarqué la fas yéene kon wutali ji fële ca Luanda ca Angola ñu ne nag douane bu Sénégal jamono ji mu ngi wéyaat ànd ak xaj yooyee ñuy jëfandikoo ñuy xeeñtu xool yeneen oto yi ndax dinañ fa fekk Sénébar boobule muy xibaar bu dukkee kon mbokk yi ci bureau relation publique bu douane tey jile sax mooy bés bi ñu jagleel xeex lépp lu aju ci jëfandikoo wala bokk sax nag jaay Sénébar ci àdduna wërngal këpp ren jile thème bi ñu tànn bokk na ci wàllum wér-gu-yaram ak wàllum yoon ndax laalee na bu baax a baax semaine nationale bi ñu ngi ko door fii ci Ndakaaru démb ci teewaayu ministre bi ñu dénk kaaraange biir réew mi fële ca lycée Seydina Issa Rouhou Lahi moom nag Aly Ngouille Ndiaye di jëwrin bi ñu ñaax waajur yi ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax ndax ndaw ñi dañoo seetlu ni jamono ji ñoom ñoo ci gën a loru moom Aly Ngouille Ndiaye ñu déglu ko ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. C'est le lieu fi xale yi di daje pour jàng ci yoon jàng moo leen ko war a indi message de sensibilisation yi du ci classe bi rek lañ ko war a mën a defee du ci école bi rek lañ ko war a mën a defee war nañ ko def ci kër gi di xool lu suñu doom yi di def di xool lu suñu doom yi di wax tey nag la vérité mooy parents yu bari dañoo dindi seen loxo muy man muy sama morom. na xale yi jàng di tux ci école la ñuy jàngee tux tux yàmba la ci ëpp lépp xale yi koy def cigarette lañ jëkke bu xale bi tux cigarette nga bàyyi ko muy dem bu mu tuxee yàmba ëllëg bu la bett kon loolu am na solo gouvernement mën a def ay effort def nañ ci yu bari le gouvernement mën a def fexe ba xale yi di jàng ci classe yi nuñ ko war a mën a fexe bu moytu ko mooy module bi ñu wax ni dugal ci outil yu bees yi nga xam ne xale yi dañ fay dem ñu koy xool loolu gouvernement mën na ko def nañ loi tey kuñ ci jàpp daal di lay tëj loolu sax tey ñu ngi ciy waxtaan est-ce que solution parce que bari na ci ñoo xam ne ñii du ñàkk at yeneen tëj ci kaso mën naa bu ko passé woon leneen danañ éduqué wu génn ci loolu te loolu mooy réalité kon solution bi ce n'est pas uniquement ci loxoy nguur solution bi également mi ngi ci pareil. doxantu nañu ci yenn quartier waxtaan ak askan wi ci jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo Sénébar boobule lu ci mel ni Derklé wala Grand Dakar foofu le nag ñu ne dañoo ànd ak njàqare rawatina jigéen ñi nga xam ne tamit dañuy sóobu ci jëfandikoo Sénébar boobule reportage Fatimata Ba ak Youssou Baro.
jëfandikoo Sinébar mel ni luy lëmbe quartier bii di Jëppal Derklé ñi nga xam ni nag ñoo fi yeewoo ñoom di ñaawlu phénomène bi lee ñoom sax di duut baaraamu tuuma ñi nga xam ni rek ñoo di ndaw yi yeewoo ci quartier bi di ko jëfandikoo. depuis des années daw nañ ci fu ne wax nañ ñu ne dañu am autorisation xaw ma Jakarta la ñu jaay si biir koñ bi xale yëpp yàqu nañu góor ak jigéen doo génn sa kër léegi ñemetoo sa génn sa buntu kër ñemetoo dara ndax ragal fii la ñuy rang ci suñu trottoir yi di naan di mandi di def lu nekk tuux bee yëpp a ngi ci koñ bi. mais yamba dafa doon loo xamante ni boo ko jëlee doo ànd ak sa xel doo ànd ak sa kii mun nga am da ngay dem boobu benn moment da ngay am fit loolu mun nga def loo xamante ni doo ko tey. lu soriwul dara ñu daal di dugg Grand Dakar ñi nga xam ne tamit ñoo fi yeewoo ne ñoom tamit ñu ngi dund situation bi ni mel ñoom nag dëkk ci localité bi xamale ni nag jigéen ñi doon na ñi nga xam ni ñu ngi ciy yëngu bu baax. jigéen ñi war a jur doom war a yar bu ñu ci bokkee di def lii fii jigéen ñi ñëppay dugg di naan waaw loolu xam nga loolu musiba la ci dëkk. tey ji bu ñu doon sensibiliser ci côté boobu mën naa ci ñoom lañ war a njëkkee parce que ñoom tey ji ñoom ñooy base bi tey ji képp ku ciy dugg kenn ku nekk mën nga cee dugg bokk ba mu des surtout mooy jigéen. bu ñu sukkandikoo ba tey nag si suñuy kàddu interlocuteur tey jii nag ñu daal di dépénaliser li nga xam ni moo di drogue loolu rek mooy nekk solution ngir daal di rek génnee phénomène bi lee ci biir quartier yi lee. tëj bi di solution ko tëj ñaari weer ñetti weer yi ñu ci bëri sax ci kaso bi la ñu gën a yàqoo lu tëj bi di solution nañ leen ay centre yoo xam ne dañ leen fay yaraat. bu génnee day teewul day def la muy defaat nag donc nag mieux vaut nag nga yóbbu ko ci centre yi ñu dem faj ko ba xamante ni dinañ ko génne ci xel mi que ba xamante ni xel mi dootul nekk ci utiliser drogue. ñi nga xam ne ñooy autorités municipales yi ñu daal di leen di woo ñoom nag jàpp nañu drogue waratul circuler benn yoon ci seen i biir quartier population bi nag di ñaan nguur gi ñu daal di trouver ay solution ci nu mu gën. jërëjëf Fatimata Touré déglu gi mi ngi woy fële ca division des investigations criminelles mu ñeel nag enquête bi ñu ubbi ci coowal pétrole tey jile Abdoul Mbaye nekkoon jëwriñ bu njëkk ak El Hadj Hamidou Kassé nekkoon bu yàggul dara ministre conseil en communication bu président de la République ñoom la ñuy déglu foofule Mamadou Fall mi ngi ci ligne bi Mamadou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata Mbaye. ndax ñoom ñaar ñëpp egsi nañ foofu. yegg si nañ nit ki ci suba gi Abdoul Mbaye nag moom 9h45 maanaam juróom-ñeenti waxtu yu teg ñeent fukki simili ak juróom ci suba gi ci la ñëw mu nga ca kaw El Hadj Amadou Kassé itam ñëw na bay wàcc moom léegi sax la wàcc waaye bi mu wàccee deful déclaration presse bi topp nañ ko nag mu dugg ci wotoom 4x4 daal di dem kon dem na fu mu ne nii Abdoul Mbaye moo des ci biir ñu di ko déglu jàpp ne rek foog ñu fàttali leen ni Abdoul Mbaye kon ci suba gi ba muy ñëw mu ngi sol nag li nga xamante ni moo di ensemble costume bu bleu de nuit defe naa noonu lañ koy waxee xaw ma nañu koy waxee ci wolof waaye bleu de nuit daal la sol ñëw yéeg moom moo des ca kaw ñu ngi koy enquête ñun journaliste yi nag ñu ngi fii di daw naaj bi maanaam fu kër gi randu rek ñu randu topp ko di leen xaar jàpp kon li gën a fes mooy Kassé déglu nañ ko ba noppi wàcc na dem na Abdoul Mbaye des ci biir ñu ngi toog di xaarandi mu wàcc xëy na moom bu wàccee mu def déclaration waaye kii di El Hadj Amadou Kassé deful benn déclaration dugg na ci wotoom dem na soxna Naata Mbaye. jërëjëf Mamadou Fall en direct foofee ca division des investigations criminelles wàllum coowu pétrole boobee ba léegi sax tax na ba ki jiite OFNAC di office bi ñu dénk muy xeex wàllum guerre ak fraude wax ci démb moom Seynabou Ndiaye Diakhaté mi ko jiite mel ni kuy tontu kon procureur bi di Serigne Bassirou Gueye moom mi nga xamante ni kon dafa ne woon jébbal nañ leen seen dossier wala sax nag muy indi ay xel ñaar ci dossier beeg enquête beeg rapport bi ni ko OFNAC tëralee mu ne nag moom Seynabou Ndiaye Diakhaté OFNAC nekkul ci kilifteefu benn yoon procureur de la République mu di gis-gis bu maître Moussa Sarr gis moom tamit mu jàpp ni ci mbirum Petro-Tim boobule faaw ñu daal di ci saisir ab benn juge ngir mu def liggéey bi reportage Pape Fara Ñing ak Ababacar Camara. tontu présidente bu OFNAC jagleel ko procureur de la République li nu mel maître Moussa Sarr ànd na ci avocat à la cour bi jàpp ne Seynabou Ndiaye Diakhaté li nu mel rek la mënoon a tontu. lu ma d'accord la man ni soxna si njiitu OFNAC bi gisee man looluy suma xalaat dès lors que OFNAC nekkul benn institution subordonnée au parquet moom en vertu de la loi dañ ko jox ay sañ-sañ def na liggéeyam jox na ko procureur maintenant procureur de la République moom mooy seet ci kaw sañ-sañam ndax dafay classé dossier bi jàpp ne dara amu ci lu ñuy tuuma donc jàpp naa ne li présidente OFNAC wax loolu jaadu la man d'accord naa ci man personnellement mooy suma gis-gis. maître Moussa Sarr jàpp ne ànd na ci ñu jël juge d'instruction ngir mën a leeral bu baax a baax mbiru affaire Petro-Tim bi. fi mu ne nii
ki nga xam ne mooy procureur de la République moom mi ñu jox rapport bi mooy jël ay matukaayam xool ndax dafay classer dossier bi ou dafay woy liggéey bi par ubbi enquête ou information judiciaire. Serigne Bassirou Gueye ak Seynabou Ndiaye Diakhaté di jokkalante ay kàddu ceetu taskatu xibaar yi avocat bi jàpp ne amul leen lu grave. gisewu ma ko xeex xam nga yoon gis-gis la ak ay technique procureur de la République dafa am gis-gisam ne man nii laa jàppe ne nii la war a doxale keneen kuy liggéey ci yoon muy man avocat muy présidente OFNAC nga xam ne moom attekat la aussi muy keneen mën nga ci am beneen gis-gis bu bokkul ak gis-gisu procureur mais tekkiwul ne xeex la non dañoo bokkul gis-gis ci nan la ñu war a doxale pour que mbir mi leer foofu dëgg bi feeñ donc ku ne da ngay joxe sa xalaat rek mais man gisuma benn yoon ne mbiru xeex la. gannaaw tontu présidente bu OFNAC ak démission bu Aliou Sall ci bopp caisse de dépôt et de consignation mbiru affaire Petro-Tim bi dafa mel ni jeexagut. coowul pétrole boobule ak guerre biñ ci njortu moo tax Aliou Sall kon tekki ndombol tànkam ki ko wutu ci boppu caisse des dépôts et consignation xam nañ ko démb ba léegi Cheikh Tidiane Ba lay wuyoo moom moo nekkoon directeur général bu impôt et domaine benn fan képp ginnaaw Aliou Sall tekki ndombol tànkam lañ ko tabb moom nataalam Cheikh Tidiane Ba ñu ànd ci Kaysatou Paye. Cheikh Tidiane Ba wutu Aliou Sall ci boppu caisse des dépôts et consignation lu ni mel nag mi ngi am ginnaaw bi Aliou Sall tekkee ay ndombal tànkam Cheikh Ba nag ñi ngi ko tabb foofu ci jamono yoo xamante ne Aliou Sall ñi ngi koy joxoñ baraamu tuuma mu ñeel ab njort ci wàllum guerre aju si contrat yu pétrole te BBC fësal ko Cheikh Ba nag kon jóge na sa direction générale des impôts et domaines ba mu doon jiite 2014 ba tey mu di kër goo xamante ne amoon na fa ay ndombal tànk yu bëri foofee nag mu def liggéey boo xamante ne ay naataangoom yu bëri di ko rafetlu ci wàllum politique nag Cheikh Ba di milité ci APR ca Médina doon fa sax ab responsable Médina nag doon fa mu fekk baax ndax jàngam fa la ko tàmbalee ca école 5 laata muy dem Prytanée militaire Charles Thiororé ca atum 1978 Cheikh Ba nag ñu jàpp ne nit ku xarañ la ndax concours général philosophie ci atum 1984 jëloon na ab raaya am nag ay lijaasa yu kawe mu soxal wàllum koom rawatina nag ca yorin wi ñuy fàttali ne Cheikh Ba ci ñi mës a yore direction générale des impôts et domaines moom la si ay atam gënoon a néew ginnaaw nag DGID bi la Cheikh Ba léegi war a doxal CDC foofu nag lu bëri ci liggéey di ko fa xaar. Aïssatou Paye bokk na ci nomination yi tamit Abdoulaye Ly moom la ñu tabb jamono ji muy jiite ARTP di agence de régulation des télécommunications et des postes ñu ngi koy ruumandaat fan yi yëpp muy yokkute bi nar a am ci courant bi ñi nga xam ne nag ñooy boroom kër yi am ci njàqare ndax nee nañu dëkk bi dafa metti leneen luñ ci dolli seeni wagg du ko antan Aminata Mbare Sow ak Mohamed Dieng daje nañu ci kenn ci boroom kër yooyu le bokk na ci service yi ñu ne mën na am seen prix yokku fii ak juillet mooy facture courant yi. population bi sonn nañu mais ñoom ñoo ñu war a dimbali yokk courant moom instant bi nit ñi lu ñu lekk lañ taluñu ay courant ak ay électricité. mais vraiment le courant bi cher na trop ñu mënoon def daal ba mu wàññeeku daal gën a wàññeeku daal dina arranger tous les Sénégalais. njaboot gi dëkk Wakaam yaay ji ne mënut a dégg loolu fi mu toll ni charge familiale ak fayum courant ndox meek doy na sëkk. mag la nag waaye dafa metti dafa seer dañ ñu see war a jàppale nag waaw ñun yenn saa suñu facture dina doon 150 wala 100 wala 100 ba tegal 150 yi yenn saa day mot waaw ay yoon ñëw na fi 150 comme ñi këru famille rek. këru famille parce que lii yëpp si la bokk am frigo am na ñaari frigo ñetta ak bu néeg bu nekk tele mu mel ni Sénégalais yëpp ànd wax fi mu toll ni bëgguñu benn yoon ñu yokk benn prix muy courant ndox wala yeneen. dañ la ñu wax waaye waxu ñu yokk dañ ko war a wàññi jàppale ñu parce que métti na si ñun torop suñu borom kër yi amuñu liggéey bu baax liggéeyuñu ñu ngi xëy di tëdd ñun jigéen ñi ñooy jóg di daw di daanu. maa ngi ni damay doog a wàcc uti lu ma am ngir njaboot gi. lu ñu dimbale Sénégal yi mooy ñu wàññi lépp que Sénégalais mën a vivre convenablement mais quant à augmentation sur le prix de l'électricité ak yooyu vraiment ça pose problème. bu dee sax annoncé nañu yokkute ci facture courant bi teewul am na yeneen produit yu ñu ne
seen prix mën na yokku ci mois de juillet bokk na ci ciment bi ak tamit carburant. Carburant boobule mu junj Aminata Mbaare Sow laaj nañu nag yenn ci dawalkatu woto yi ñoom nag dañoo ànd kup njàqare ñoom yëfi daal mbetteel sax la jur ci ñoom ak yaakaar bu tas ndax li ko sabab yokkute boobee ñuy wax tamit bu ñu sukkandikoo ci yenn média mooy ne état bu Sénégal mënatul a supporter ndimbal bi nga xam ne moom lay def ci carburant boobule. Reportage Fatidia ak Ibrahima Ndiaye. Seydou dawalkatab taxi la lu ëpp ñaar fukki at a ngi nii yokku njëgu carburant gi xabaar la bu mu dégg ñu koy waxtaanee. si garage taximaan yi foofu la dama ko dégg mu ne gasoil bi dañ koy yokk waaw loolu dañu jaaxal trop su yokkee rek du baax. Ibrahima Ndiaye moom ne yëgul tinul boobulee xabaar sax ci ñun la ko déggee. Le litre c'est à 590 à 95. Pour le moment waaw. jot nga information bi ne dañuy yokk essence bi. déedéet dégguma ko woon ci yow laa ko dégg. ñoom ñii nag ne bi la yokku xel sax mënu koo nangu. ah xanaa lu bette lay doon ak loo xam ne dana ma sax jaaxal ndax réew moo xam ne ñi ngi naan pétrole dafay feeñ wax dëgg yàlla dañoo waroon a séentu gasoil ba ak mbir yi xaw a wàññeeku ak courant ba kon kay suñ déggee nii wax dëgg yàlla dafa bëgg a yokku loolu moom ak jaaxle la nar a jur ko. su gasoil bu seeree moom du ñu arrangé waaw du ñu arrangé man chaque jour damay jënd 10 000 francs gasoil chaque jour. est-ce que sax déjà yaa ngi ciy génn. non yenn saa yi du ma génne. waaw yeneen saa yi du ma génn daf ma jaaxal waaw parce que fu mu nekk nii saa dañu yaakaaroon gasoil bi fu mu nekk dañu wàññeeku waaw ñu dégg ni nga koy yokku kay moom xam nga loolu su yokkee rek du ñu arrangé dara. askan wi ne lu ni mel jaaduwul te kilifa yi war nañ cee wax. ñu ngi interpellé gaaw autorités yi ñu teel cee wax ndax réew moom dañ naan bu fa pétrole génnee ak richesse ñëw na fa ay ceew kon waruloon a yokku wax dëgg yàlla ñaanuñu mu yokku daal vraiment wax dëgg yàlla. bu nu sukkandikoo ci libération bi joxe bile xabaar ne yokku njëgu carburant gi askan wi dinañ ko yëg li ko dalee benn fan ci weeru sulet bi nu dëgmal. jafe-jafe yi askan wi du dund ba léegi ca diwaanu Gaaya fale ca bët gànnaaru réew mi la foofee nag daanaka lu toll ci fanweer ci ay tuut tànk ñoom ñoo feebar li ko waral mooy ndox mi ñuy jëfandikoo bàyyeekoo ca dex ba seenu château d'eau benn képp lañ ci am sax ñaari semaine a ngi nii dafa paan ñoom askan wi nag ginnaaw ay bataaxal yu ñu jagleel kilifa yi ci diir bu yàgg ngir ñu gestu leen ñoom ñu génn ci mbedd bi di wane li leen naqari Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo nekk foofu ca diwaanu Ndar. juróom-ñetti junni doomu aadama ñooy yeewoo ci dëkk bi di Gaaya fii nag château d'eau bi nga xamante ni waa CO ñoo ko yore amalul njariñ bu bari askan wi fukki fan ak juróom a ngi ni lay dafa am ay jafe-jafe ndox ma demul na mu waroon a demee ba tax askan wi di dem ci dex gi léegi dafa wute ndox tax sax jafe-jafe am ci wàllug wér-gu-yaram ba tax fanweer ci ay xale jamono jëlee feebar latikaaf ñu yóbbu leen ca l'hôpital bile. ak ndox boobu nag coupure d'eau yooyu si la ñu am ay jafe-jafe yooyu feeñ na ba ci poste de santé bi feeñ ci population bi ndax dañu nemmeeku nañu ay taux de jaare maanaam ay biir yu daw ak wàccu yoo xam ne daal mën lim bi ëpp na fanweer loolu nag xam nga ni jafe-jafe la ci as ñëpp xam nañu ndox moom lu essentiel la ci dundu doomu aadama te ndox boo koy naan tamit wala nga koy jëfandikoo dafa war a nekk ndox moo xam ne ndox mu sell la. askan wi nag lii moo leen metti sax tax ñu daal di génn wane seeni naqar nii dañu mel na ku leen bàyyi ginnaaw ndaxte li fay yeewoo ci doomu aadama bare na te jafe-jafe bile yàgg nañ koy jooy kilifa yi. avant ñu sëlmal si ngay dem dex gi root soo rootee da ngay jël eau de Javel segg def bu tere warax njaane yi day génn lënd yi day génn nga ñëw xemt naan ko balaa bëccëg xale yi seen biir yi metti di dem si ay ñaari aljuma yoo xam ni amuñu ndox mu ñu naan ba tey nii ñu ngi wax ndox mi ñëw na mais ndox mi ñëwul ak qualité biir yaa ngi daw xale yaa ngi wàccu ak mag ñi biir yaa ngi daw gars yi war na dépassé léegi ñuy dem di rooti si dex ga pour naan wala di root si teen yi pour naan gàmmu gi mu ngi ñëw 20 jours moo si des pour gàmmu gars yi ñëw facture yi gën di yokku ñu ngi ñuy jaayee mètre cube bi à 275 francs mais facture yi bu ñëw par estimation lay ñëw. ñoom ñi nekk ci Gaaya nee na duñu marche wala boog takkay brassard yu rouge dañuy yëglu ngir kilifa yi déglu leen beneen yoon nag nee na ñu daañu wane seeni naqar ci beneen anam. Njaayeen Sirax ci région bu Thiès nag ñoom tamit askan wi génn nañu wax li leen metti mooy bu ñu bëggee faju duñ ko mën ndax ñaare ay garab du am wala sax matériel bi ñuy jëfandikoo dafa màgget loolu ak tamit yeneen i mbir ñoom kon nee nañu jot na jamono ji ñu tabaxal leen ay bërëbu fajukaay yu dëppook jamono Cheikh Anta Diop say laatiya
jumtukaay di ay bërëbu fajukaay jafe-jafe la ci dëkk yu bëri nekk fii ci département bu Thiès rawatina fii ci Ndiayène Sirakh dëkk bi de soriwul lool xombol waaye ci bëccëg yi nga xamante ñu ngi ko doon amal ngir saytu wér-gu-yaramu askan wi te lu ñu fay dërëm docteur Babacar Mbaye Lo yëkkati nay kàddoom wax ne dëkk bi de daanaka ay bërëbu fajukaay dañu ko néewle. waa jafe-jafe bi ñu am ci wàllu wér-gu-yaram mooy dañoo ne ci commune bi nga xamante ne bii commune bu mag buy regroupé fanweeri dëkk ak juróom-ñaar ak ci dëkk-dëkkaan yu toll ci fukk ak juróom-ñett ñu koy wax 18 amoon ci biir dëkk-dëkkaan yooyu ak dëkk yooyu amul lu dul ñetti poste de santé te ñetti poste de santé yooyu li mu manqué bari na li ñuy wooyee plateau technique daf fi manqué médicament comme ni ko yeneen poste yi di amee daf fi jafe. ñuy woo autorités yi nga xamante ne bii ci seen i compétence la nekk ñu gën ci góorgóorlu di woo état bi itam luñ ci mën ñu jéem ko ci ndax Ndiayène Sirakh ci Sénégal la bokk. xayta si la gis ne lu mel ni nga xamante ni moom la kuréel gi di mouvement aar taxawu sa commune yëkkati de dëkk bu ne war na cee roy waaye nag moom li ko naqare moom mooy Ndiayène Sirakh gi de am na ñu bëri ñoo xamante ne dañoo néew doole ba feebar faju yombu leen. bu ngeen gisee boobu ba léegi ay jigéen ñoo fi ëpp jigéen ak xale yi jigéen xam nga ne ay population yoo xam ne la dañu néew di doole am na ñu fi ñëw ñoo xam ne dañ leen référé par exemple Thiès amuñu moyens yu ñu fajoo état bi mi ngi ñuy wax couverture maladie universelle mais boo nekkee fii dafa mel ni agsi wu fi donc ñaaxaat sunu autorités yi rek pour ñu gestu population yi leen fi teg. askan wi jóge woon nañ ci fanweeri dëkk ak juróom-ñaar yi nekk fii ci Ndiayène Sirakh waaye nag docteur yi gis nañ ñu ci bëri dañoo am ay tawat yu méttee métti yi. Cheikh Anta Diop PADES nag mooy benn programme d'appui au développement économique et social maanaam jàppale askan wi ci wàllum koom ak tamit lépp lu leen di jëmal kanam ñoom door nañu seen i activité wala bokk seen i liggéey muy tabax ay jumtukaay fële ca diwaanu Sédhiou ñu woo nag bépp këru liggéeykaay boo xamante ni da ngay sóobu ci liggéey boobule ngir leeraange lu ci bëri nag ngir jàppale askan wi la ci wàllum wér-gi-yaram tuut tànk yi ak soxna yi ngir ñu gën a moom seen bopp. ci loolee ñu déglu ci Aïssatou Ayoba moom mooy coordonnatrice bu PADES ci micro Bakary Konte ak Khali Diamé. engagé woon nañu dans le cadre de la mise en œuvre du PADES ne dinañu tabax ay écoles ay postes de santé ay centres d'éveil communautaire mais ay foyers socio-économiques de la femme léegi nag def nañu processus de passation de marché bi ba pare ñu ne woon que dina jaadu ñu ñëw def li ñuy wax présenter acteurs yi mooy entreprise attributaires yi ñu présenter ko acteurs u région yi mais profiter si aussi lancer la mise en œuvre opérationnelle de ces travaux pour en demandant acteurs ci les différents secteurs ku ci nekk nga xool naka ngay mën a contribuer activement pour essayer de suggérer des habits pour ñu permettre ñu mën a atteindre suñuy objectif mooy délai bi d'exécution bu 8 mois mais en maîtrisant ñu maîtriser un peu kii yi contraintes yi comme nawet bi et puis ci loolu jox nañu ay suggestions yoo xam ne dañ koy animer dañ koy intégrer. ca Kaffrine moom liñ fa nemmeeku mooy lu toll ci juróom fukk ak juróom benn xale yu ndaw la ñu gis ni dañoo ëmb yu teel diggante weeru janvier ak mai mu di ay xibaar yu tukkee ci benn mbootaay bu nekk foofule di groupe pour l'étude et l'enseignement de la population ba tax na ñu ci waxtaan bu baax a baax ak ñi ngànk wàllum jàng bi ak ndongo daara yeeg seen i waajur Sama Bakhoum inspecteur éducation bu Kaffrine ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé ak Omar Ndiaye. doon partagé tey mooy enquête yi ñu defoon entre 2017 et 2018 enquête yi ñu def au niveau du territoire national maanaam au niveau ci Sénégal pour l'ensemble des établissements ñaata xale yi jigéen ñi fa donc ñoo fi ëmboon ñoo xam ne peut-être seen âge mayu leen ko bi ñu defee collectif ba pare pour l'ensemble des établissements de Kaffrine téeméer ak juróomi xale yu jigéen ñoom ñoo ëmb mais nag ci biir téeméer ak juróom yooyu maanaam boo xoolee juróom-ñeent fukk yi dañoo am déjà jëkkër donc c'est des mariés boo xoolee donc presque fukk ak juróom rek la ñu am ñoo xam ne am nañ doom te n'est-ce pas donc amuñu jëkkër léegi nag bu ñu xoolee loolu Kaffrine am na ci juróom fukk ak juróom-benn waa ci ëmb bu teel juróom fukk ak juróom-benn ci fukki junni ak ñeent xale yu jigéen. boo xoolee pourcentage vraiment pourcentage bu néew la parce que c'est moins n'est-ce pas donc de 1%. parce que année ba lay passé boo xoolee téeméer bu nekk pratiquement amoon nañ ci ñeenti fi yoo xam ne donc dañuy am n'est-ce pas donc ëmb bu teel bon ñu ci joxoon baaraam nag étude bi pratiquement bu ñu ko defee chaque année commerçant yi ñooy ñëw commerçant yi dañuy ñëw
paysans yi dañuy ñëw ñiy dawal moto Jakarta dañuy ñëw enseignants yi aussi dañuy ñëw élèves yi aussi dañuy ñëw ñooñu daal pratiquement ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ ci gën a joxoñ pour fii. xibaaru tàggat yaram ak CAN Égypte 2019 ñii di entraîneur yu Sénégal Aliou Cissé ak bu Algérie ñoom nag ñu ngi waajal bu baax a baax jongante ëllëg bi dañ doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi sax nag ñu dem foofee ca Le Caire fekk ji fa Mamadou Ndiaye ginnaaw bañ la nuyoo ba noppi Mamadou lan moo jot a ruus ci ndaje yooyu le jërëjëf Naata comme ni nga ko waxee ñi ngi nii di doog a génn ci salle de conférence d'avant match bi nga xamante ni ñaari sélectionneur yi nar a daje muy Algérie ak bu Sénégal déjà match bi commencé na ndaxte tey en conférence de presse ñaari sélectionneurs yi ku ci nekk indi na ci ay wax indi ci ay leeral ci nga xamante ni moom na fas yéene am suba ci diggante Sénégal ak Algérie ci bu 19h jotee fii ci Caire 17h jotee foofu ci Dakar liñ ci mën a jàpp nag sélectionneur national di Aliou Cissé indi ñëwaat na ci équipe nationale bu Sénégal ak surtout ci équipe bu Algérie bi nga xam ne moom lay dajal moom nag li mu fësal moom Aliou Cissé moo di génération bi di génération bu 2019 bi dañoo war a maanaam bindaat histoire footballu Sénégal ndax ci fàttali Sénégal musul gagné Algérie ci Coupe d'Afrique des Nations loolu nag moo waral mu ne ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi xale yi dañu war a mën a bindaat li nga xam ne mooy histoire footballu Sénégal Aliou Cissé mën nañ ko déglu tey ci conférence de presse d'avant match bi. Nos joueurs ont envie de faire plaisir au peuple sénégalais. waaw tey sama gune yi dogg nañu danoo bëgg a bégal peuple Sénégal bi tey xam nañu suñu doole tey équipe bi ñu yor nii bëri na ay gune yoo xamante ni bii dañoo di jéggalu mbokk yi ci jafe-jafe yooyu la ci wàllum technique ak Mamadou Ndiaye mi ñu nekkal foofee ci Le Caire du ñàkk di ngeen ko dégluwaat ci suñu yeneen jotaayi xibaar ñu waxtaanee ba léegi match bi nar a dox diggante Sénégal ak Algérie ku ci nekk di xëccoo xool kan moo nar a jiite poule ba ñu bokk di poule C ndax dañoo war a xaar ay coppite ci fukk ak benn joueur yi nar a door match bi ñu samp laaj bi waaye nag mën na nekk bu ñuy jàngat ay kàddu Aliou Cissé ginnaaw suñu match suñu digg ak Tanzanie Cheikh Sadibou Diarra Ababacar Camara. ay coppite ci équipe bu Sénégal ci seen jongante ak Algérie alxames bi Aliou Cissé jibal na ko loolu nag ci milieu de terrain bi lañ ko gën a séntu ak joueur bu gën a défensif ku mel ni Alfred Ndiaye. bi ñu jëm milieu de terrain bi ñoom ñu waroon empêcher ñu jouer mais ñun on était un peu ñoo leen gënoon nekk à l'aise ci milieu bi mais par contre équipe Algérie bi ñoom soo leen waruñu leen a bàyyi ñuy jouer donc il faut ñu am dañuy alterner ñaar ñëpp dañ leen war a xañ football ba pare ñun ñu football loolu nag man ni ma gisee groupe 23 joueurs yi am nañ ay nit ñu ko mun a def. ci seen jonganteeg waa Tanzanie gaynde yi amoon nañ occasion yu bëri sukkandiku ci système 4-2-4 losange bi ñu jàpp ni warul soppi taxawaay boobu. ci 4-4-2 bi li mu lay dimbali mooy d'abord ci reconquête bal bi parce que doo nekk en infériorité chaque fois da ngay mat parce que 4 la ñuy nekk ba pare beneen soo amee su la neexee mun nga jouer attaque placée comme mun nga jouer aussi contre attaque. moo tax am naa yaakaar ni contre Algérie ak ñoom ni ñu mel ci bal su ma juumulee même schéma bi mën nañ ko reprendre mais xëy na suñuy changé xëy na peut-être nit ñi rek la mais yaakaar naa ni 4-4-2 bi système bu baax la pour Sénégal. Sadio Mané star bu équipe Sénégal bi moom dina dellu si ci 11 bi place su kan la nar a jël tànneef bu metti bu Aliou Cissé yelloo. forcément su ñëwee day jouer fan lay jouer nag am naa yaakaar ni am na fu ñu ko doon teg place am la. su ñëwee ragal naa ni aussi entraîneur bi aussi foofu rek la koy mën a dellawaat donc vraiment di ko encourager ci retour bi muy def nii di ko souhaiter aussi parce que dañ ko suspension moo ko génne woon mu dellu si dooleeg match bu mag parce que Algérie match bu mag la xam naa ni dina lépp lu ñuy attente bi ñuy xaar ci moom war nañu ko mën a jox incha allah ci match contre Algérie bi. Sénégal Algérie am na ñetti yoon ci taarixu Coupe d'Afrique bi jongante yooyu nag ci algériens yi la gënoon neex ñoom am nañ ci ñaari ndam ci atum 1990 ak atum 2015. teg ci Tembo atum 2017 muy lu gaynde yi fas yéene door di wëlbati alxames bi.
ñu dellu fële ca Égypte daal di waxtaanee nag ci Sadio Mané ak kii di Salah ñoom ñaar am na ñu bëri dañoo jàpp ni dafa am kujjee seenub diggante égyptiens yi nag ñoom li ñu gis mooy Sadio Mané yenn saa yi moom mooy siis ci bal bi daanaka jàpp ni moom képp la moom rawatina moom kese moo ko moom rawatina ñu ne ci Premier League bi lee weesu reportage Mamadou Ndiaye ak Ahmed Niang. Égypte nag ñëpp xàmmee nañ ko ci réewu football Égypte. jël na lu tolloog juróom-ñaari yoon Coupe d'Afrique des Nations bi moo nekkee juróomeeli yoonam muy organiser Coupe d'Afrique bi fii ci dëkkam Égypte nag moom football dañ ko dem bari tëkkale ak diine. ساديو ماني لاعب حريف ومعاه منتخب احسن منتخب تقريبا بينافس مصر هو السنغال وهو بيلعب في ليفربول عارف شكله ساديو عامل خط اصفر هنا ورقم 10 في ليفربول. buñ ne Égypte sa xel day dem ci international bi di Mohamed Salah. buñ ne Mohamed Salah sa xel dem ci Sadio Mané ñoom ñaar ñu bokk équipe fële ca Liverpool ñoom ñaar nag seen firange nekk na waxtaan fii ci Caire. tamam Mané ak Salah ñoom ñaar ñëpp ay joueurs yu mag lañ dañuy dimbale Liverpool et aussi gars yi li ñuy wax naan ay ñoom ñaar duñ passante yooyu yëpp ay waxi caaxaan la rek nee na Salah dafa gaaw Mané am expérience bu ko defee ñoom ñaar yooyu boo ko boolee ñaari compétence yooyu. da ngay dafay baax daal dañuy dimbali équipe bi bu baax. Salah moo tax muy seetaan football ak Abou Terika mu ngi sant Salah di ko ñaanal muy am taalluq daayiman. ñenn ñi dañu jàpp ni attaquant sénégalais bii de moom dafay fiir lool ci Mohamed Salah ñeneen ñi jàpp ni ñoom ñaar ñëpp amal nañu njariñ Afrique waaye war nañ gën a mën a jokkoo ci seen football ngir amal seen club njariñ. Sadio Mané لاعب مهم في ليفربول ولاعب مهم في السنغال وغاب الماتش اللي فات بس. Sadio Mané joueur bu baax la pour Sénégal joueur bu baax la pour Liverpool. problème mu Sadio Mané mooy dafa égoïste quoi du passe. Salah wa Mané ñoom ñaar ñëpp ay joueurs yu baax lañ ay joueurs yu mag lañ mais journalistes yi ñoom ñooy jox jur xuloo seen diggante te ñoom ñaar ñëpp ay musulman lañ te dañoo bëggante mais daal nee na kii maanaam xëccoo dafa bokk ci football. بس الاثنين في الاول وفي الاخر. liñ ci mën a jàpp. Mohamed Salah ak Sadio Mané fonk nañ leen lool fii ci Caire boo tuddee seen tur rek ñépp ñu bëggu football dañuy daw wut si la di la won ni cofeel gi ñu am ci ñoom. jërëjëf Mamadou Ndiaye kon xalaat yi wute na foofu la ca diwaanu Caire ak kujje bi ñuy wax diggante Sadio Mané ak Mohamed Salah léegi ñu soobu ci pàcc bu mujj li ci yéenekaay yi ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Seynabou Ndiaye Diakhaté watal na Serigne Bassirou Gueye ubbi l'Observateur journal bi mi ngi ñuy xamal ne kii di Serigne Bassirou Gueye procureur de la République li mu fi waxoon keroog ba muy conférence de presse jëme woon ko ci rapport bi OFNAC def ca centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru wax ja neexul waa OFNAC rawatina ka ko jiite mu di Seynabou Ndiaye Diakhaté yéenekaay bi nañu moo waral démb bañ doon amal am ndaje mu ñu naan atelier de validation technique et stratégie nationale de lutte contre la corruption ba ndaje ma jeexee Seynabou Ndiaye Diakhaté mi jiite OFNAC wax na ba tontu wàlle procureur de la République mu di Serigne Bassirou Gueye nee na ko na xooliwaat ay dossier am ndax OFNAC musu ko jox enquête bu matul Seynabou ne du procureur bi moo yilif OFNAC ba di ko wax li mu war a def ak di ko sàkkal fa muy jaar Sud Quotidien ñu njiital OFNAC Seynabou Ndiaye Diakhaté dal na ci kaw Serigne Bass enquête dina kay nañu ba ne ko na dem xooliwaat ay texam présidente bu OFNAC bi di Seynabou Ndiaye Diakhaté nii ci xët mu njëkku yéen a kaay bi dossier kurdu bi ñu ko joxee procureur bi ak léegi def na ñeenti at moom Serigne Bassirou Gueye moo wax ci làmmiñu boppam ne jot na fukki rapport ak juróom-ñeent yu OFNAC li ma koy wax nag moo di mu dem xooli dossier yi def ca la war Le Quotidien ñu coowal kuddu li jur nag conconte ci diggante présidente bu OFNAC ak procureur de la République manquement yi Serigne Bassirou Gueye ne dafa amoon ci enquête OFNAC bi wax joojee moo ferege ñeente xolu Seynabou Ndiaye Diakhaté ba tax mu ne ko na dem wuti ab juge d'instruction moo gën yi muy wax yëpp ndax OFNAC ab liggéeyam defee na ko na mu ware La Tribune nañu kon day am na ko deful ab liggéeyam na mu ware te kookee Serigne Bassirou Gueye lay nirool ne fukki dossier ak juróom-ñaar yu OFNAC def jëmee ko ci enquête ci wàllu corruption dossier yaa ngay nelaw ca kaw taabali procureur La Tribune nañu procureur beeg ni mu doxalee bu ñu jàngatee waxi Seynabou Ndiaye Diakhaté yi li muy wund moo di moom procureur de la République ab liggéeyam dafa am ci kumu wala ci lu mu dépendre maanaam sikkim la rek gestoo ko yóbbaale li ñu ko jox ci ay dossier ca jéemu ci dara yéenekaay bi nañu Seynabou Ndiaye Diakhaté mi ngi koy ŋaañ réew mi quotidien nañu ñol ak giita ngaas am na ci diggante OFNAC ak parquet bi maanaam ci diggante Seynabou Ndiaye Diakhaté ak Serigne Bassirou Gueye Les Échos nañu lu jëm ci rapport bi waa OFNAC defoon ca kuddu mu di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru ba tuddoon ca Cheikh Omar Anne ci jalgateekug léexoor li procureur ba newoon
enquête ba matul wax joojee neexul Seynabou Ndiaye Diakhaté mi jiite OFNAC ba tax na démb moom jiital OFNAC gi taxaw na di wax ñëpp di ko dégg mu ne OFNAC ab liggéeyam defee na ko ni mu ko waroon a defee na procureur bi dem saisir ab juge d'instruction mu lijjanti mbir yi ne fukki rapport ak juróom-ñeent yi ñu ko jox nga xam ne bu Petro-Tim bi ca la bokk bu ko exploité woon kon coow li lépp du am tey li am ba des la Sénégal nañu moo di Seynabou Ndiaye Diakhaté tegaat na procureur de la République ci àndam ñu ànd dem ci l'Observateur fekki fi Aliou Sall giñ gi mu doon giñ keroog ci alxuraanul karim ngir doon setal boppam ak di raggub deram moom la journal bi xëyee li muy laaj moo di ndax waat yooye giñ yooye matoon na ko ne seetlu gi moo di fii ci Sénégal ñoom kilifa yi wax waxeet ak wax lu ñu dul def dafa mel ne sërub dënk armoire bu ubbi fekk ko fa l'Observateur nañu waxuma la Aliou Sall waaye mag ja Macky Sall kenn gënu koo doon mbër ci wax waxeet journal bi nañu li koy firndeel moo di bi ñu ko fale dafa taxaw ne mandat juróom-ñaari at ci lañ ma fale waaye juróomi at lay def fa mu mujj ñëpp xam nañu ko Macky Sall yamu ca ne moo fi taxawoo nit ne samay mbokk duma leen dugal ci réew mi ni muy doxee nee na Aliou Sall booy boo nga des ci secteur privé bi ne bul mës a xalaat ma def ab décret naan maa ngi lay fal fii wala maa ngi lay fal fële yéenekaay bi dañu Macky Sall mi waxoon loole moo defub décret jël Aliou Sall def ko directeur général caisse dépôt et consignation ñoom wàccal leen Vox Populi nee nañu dafa mel ne Khalifa Ababacar Sall daf leen di bëgg a yey ne juróomi fan ci weeru mars atum 2017 bi ñu ko doon tuumal ak jalgati gu tollu ci ñaari milliards yu manqué ñaari téeméeri millions ca la leen waxe woon ne politique du lu la neex def ba lu la neex wax ëllëg lu jara sóor la source waa nañu moo taxit kii di Aliou Sall ak coowal scandale fukki millions de dollars yi ñu koy tudd tax na ñoo ngi koy jaabaa jonge fu nekk ci réew mi géejewaay ba ngaabu ak leeraange la ñuy sàkku ci yëf yi ak di ko ci séntu Serigne Cheikh Abdoulaye Ngaabu nañu ci journal bi ki fi toppoon Karim Wade toppoon fi Khalifa Sall war naa mën a topp Aliou Sall li mu yoroon te delloo ko mu di caisse dépôt et consignation la Sénégal nee nañu président Macky Sall joxaan na ko keneen Cheikh Ahmed Tidiane Ba ma ne woon directeur général des impôts moom la ñu def léegi directeur général caisse dépôt et consignation Vox Populi nañu pali yamul foofee ne kii di Abdou Liit def nañu ko directeur général ARTP Ibrahima Wade ñu dénk ko JOJ yi Pape Alioune Fall di waaju ñu ne moo rayoon Binta Camara ca Tamba mi ngi xëy di wax ci l'Observateur ana nan la ko rayee. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen itam ñaandoon ak télévision Futurs Médias bu 19h30 jotee incha allah dinañ fi dellu si yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoo jàmm.